am na ñoo xam ne waroon nañu mën a toog ci plateau bi. muy Ficha Sénégal ak TikTok Sénégal mais malheureusement. du ñu xam ni muy demee donc ñu ngi leen di def kooku bu baax a baax ci mel ni Aba Nos traité boobu il fait part des influenceurs. et beaucoup d' influenceurs yoo xam ne bëggoon nañu participer mais mënuñu jël ñëpp mais jàpp leen ni tey dañu bëgg a waxtaanee d'une manière générale comment ça se passe. mais Mamadou Moustapha man c'est très bizarre tu viens de me dire que Aba Nos Stress fait partie des influenceurs à la limite je comprends plus la différence entre influenceur et comédien. damay day tax sax ma tiire jëmale question bi. ci Doudou. tey Doudou exactement lan mooy influenceur ñan ñooy influenceur. araf sama ma de. mënoon nga laaj keneen. kon na laissé bàyyi ma dem ci keneen. non mën naa si wax tuuti rek de mais mënoon nga laaj keneen wala. vas-y. man yat bi yàlla daal. waaw non influenceur man ni ma ko gisee mooy ñëpp mën nañ nekk influenceur. ok c'est pas que rappeur bi mën na nekk influenceur. comédien bi mën na nekk influenceur. président influenceur la am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci yëngu ci yeneen domaine ay influenceur mooy ki nga xam ne mën nga tey jouer si opinion wu ñeneen ñi ak seen idéologie ni ñuy xalaatee ak li ñu war a def. am mën nga pousse nit mu dem jënd benn produit. wala tey jii nga defoon benn produit am ñoo xam ne dañ koy gedd. loolu influence la mais c'est pas parce que kii influenceur la nekkatul comédien wala. mais bi ngeen di doog a jug c'était pas votre objectif da ngeen a duggoon uniquement pour amouru def vidéo ba yàlla. man personnellement ba may jug musuma xalaat ni dinaa ne boobu période boobu sax influenceur daan ñu ko woon wax. période boobu daan ñu woon wax influenceur man Viner daa nekkoon. xaw ma woon sax luy influencer ay. naka Viner. lan mooy Viner benn application bu tuddoon Vine. ñu ñëpp fa lañ nekkoon. vidéo 6 secondes la woon. 6 secondes nga def sa vidéo dugal gars yi ñëw seetaan jeex na léegi ñu dem ba si benn instant application bu xaw a daanu gars yi jaay ko. fekk boobu ñun ñi commencé woon nañ Facebook maa ngi doon gis ñoom Mahfouz affaire yooyu Facebook parce que moom ak Dati moom man ñoom ñoo tax ma ñeme woon def ay vidéo kon ñoom Mahfouz bi waaw surtout Dati Mahfouz ak Dati ñoo tax ma commencé def vidéo période boobu Facebook la Viner amul woon sax ay YouTube sax ñeme ma ko woon. moom mbiram la woon moom. man dama doon def mosuma xalaat dinaa toog ñu may wax sax influenceur man xaw ma woon loolu. après nga def YouTube. waaw mu def YouTube après kay man dama doon toog di def ay affaire di gis gars yi di ko def wala su ma solee dara gars yi di ko sol wala affaire yooyu man noonu laa commencé di bàyyi xel tuuti gars yi di ñuy wax influenceur affaire yooyu. mais man def ma ko woon métier pour ne damay tëb ne iPhone bi dem leen jënd ko wala dem leen non loolu moom du nekkul woon sama yëf man. man est-ce que tey waroon nañ leen woowee influenceur est-ce que mot boobu lañ waroon. moo boobu moo nekkoon. moo waroon nekk li ñu leen di woowee tey est-ce que influenceur la waroon nekk exactement bàyyi ma transfert parce que ni nga ma ko lay sabati. maa ngi commencé tàng. ok d'accord Mahfouz est-ce que tey Mahfouz déjà ñu ngi kontaan bu baax ci sa teewaay maa ngi la koy wax sànq. tey nga bokk ci nga xamante ne njëkk nañ leen ràññee ci vidéo comédie bi ñuy def la différence entre comédie ak influenceur bi ñu leen di woowee tey. bah c'est comme Doudou l'a dit hein. c'est comme ni mu ko waxee rek. genre influenceur ku nekk mën nga nekk influenceur. Influenceur c'est une personne qui n'est pas comme toutes les personnes. genre une personne différente koo xam ne peut-être dafa jël vie am wala jël li muy def jiitale ko quoi nangu passé nekk personne boo xamante ne ñëpp dañ koy gis wala ñëpp dañ koy ràññee ci li muy def. donc en fait c'est ça influenceur koo xamante ne day jël ay affaire di ko fësal. c'est différent ak benn paate boo xam ne mu ngi gàlleem toog moom bu génnee jënd cere ak soow du bëgg kenn xam ko wala genre yooyu. comprendre nga donc du coup. genre c'est normal qu'on nous appelle influenceur parce que tey boo xoolee ci réseaux sociaux yi on est très influent man su ma defee benn post Big Taf def benn post tu vois da ngay gis après différence bi. ça veut pas dire que ça veut pas dire que poste ndaw leen ak kenn de. waaw genre mais c'est parce que peut-être man dama won Sénégal loo xamante ne ñoom dañ ma ciy fekk ci muy dama bëgg influence dama bëgg nit ñi xam dama bëgg siiw. mais est-ce que li ngeen di influence ci plateforme yëpp la c'est-à-dire su ma jëlee yow exemple ak ñaa parce que ñaa ko koy gën a xam ci Snap la ko gën a xamee. moom mi ngi influencer foofu yéen ñi ngi influencer Instagram wala Facebook wala YouTube est-ce que même portée bi la en fait. waaw parce que même portée bi la parce que ñaa tey mu ngi Snap man mën naa nekk Snap Doudou mën na nekk Snap Diaw mën na nekk Snap mais juste que moom peut-être moom moo gën a consacré temps Snap que ñun. parce que ñun tey. ku ci nekk ak fi nga mënee en fait. waaw donc ku ne kenn sax mën na mënee fu bëri. mais ku nekk da ngay xool benn canal de transmission bi nga xamante ne moo la gën a yitteel nga nekk fa. man ci man. yow tu es beaucoup plus présent sur YouTube. waaw man actuellement j'étais plus présent sax sur Facebook
ak Instagram mais après la vie change les temps changent et tout tu vois donc après. Griff nee na données yi change nga xam ne yëfu xale la nga dem fee. non pas yu fu xale la sax. donc après dama dem ba benn instant. mais YouTube day fay. indi benn style. waaw day fay loolu ma ne YouTube bii fay moo tax xam naa nga daw YouTube. non même pas en fait foog gars yi comprendre que genre gars yi dañu ne waaw Mahfouz temps YouTube mu ngi fay rek yor nga xaalis en fait man li may def man passion la man li may gagné YouTube damay jël loo xamante ne sax sama xaalis sax di ko si def parce que je sors pour me faire plaisir déjà avant de faire plaisir à qui que ce soit. J'aime ce que je fais daal donc su may génn pour tourner vidéo wala dara. ngay génn booy génn pour fooy. damay génn comprendre nga. ok du ma si xaar xaalis comme ki ñu koy waxee sànq rek bi muy def ay ventes xaalis woon di jël téléphone def ay publicité en fait c'est ça quoi. dëgg la xanaa xamoo dëgg la de. dëgg la da nga génn pour fooy bi faf di yu xaalis da ciy am mais na fekk mu jariñe xam nga tey ni nga ko waxee léegi Mahfouz def vidéo ba si yàgg par pur plaisir dem ba ci yàgg mu jékki-jékki jóge fii jóge fële dem ci YouTube mu xam ne mi ngi koy commencer rentabiliser mu commencer génn ci poche am di teg dara ci table di teg du concret parce que sinon gars yi dootuñu la setaan mais fo bi dafay jékki-jékki rek ëpp rax gars yi jóge ci fo bi jóge ci fo bi mu mujjee nekk fo bu rax dara bu raxee dara dañuy dem Instagram seeti sugu direct ba lu leen neex def. sama waay loolu Griff ñii mooy. Griff waaw. Griff Diouf waaw kay. Griff nuyu naa la. duggal foofu ndax bu ñu nee Instagram ak direct yu. yabaate yi Griff nuyu nañ la. doy na waar fi Mahfouz daanalee sax laay njëkk a ñëw di wax ne que milieu bi ñu nekk dafa nekk benn milieu bu xaw a doy waar. ndax Bijou wax na ko nee na est-ce que mën nañ leen tuddee ay influenceurs. si mën nañ leen tuddee ay influenceurs parce que nit soo xasee ba ñett nit xam la influenceur nga ndax dafay am ñoo xam ne dañ lay toppandoo ci sa dundin ak loo mën a def loolu la ñuy def vous avez remarqué bi Wally woto man j'ai remarqué il y a des centaines de jeunes yoo xam ne dañoo woto da nga naan bi mu afrowee non bi mu wot bee gën a grave ndax dama amul benn retour ndax dafa am ñoom ne dañu ma doon envoyé vidéo wala ay photo ma koy dugalaat ñaa aussi la même chose gis naa ko mu am ñu muy takki ne noonu naan kon watu ngeen affaire yooyu noonu donc ñoom Ndiogu Mbaye la xam naa bëri nañ ci ay ñoom Aba même Aba sax gis naa ko ñu wat ko wat Aba bu ndaw waaw maanaam influenceur la non beneen Aba bi nekk si kër fekk moom xam nga Aba mu sax la may Seex ak Aba seen karaw dafa Aba bu ndaw la Aba bu ndaw may wax ne que donc influenceur dafa nekk lu existé te man ak ci man sama life laa koy waxee quoi ndax man sooy xool Snap laa njëkk a commencé foofu la ma ñëpp xamee ñi ma xam ñëpp Snap lañ ma xam à part Doudou ak Mahfouz ndax ñoom xamante nañ yaa 12 ans ci ginnaaw yàgg na depuis Facebook la woon donc Snap man fa la ma ñëpp xamee te ni ko Mahfouz waxee dama fa dugg naturellement genre je suis quelqu'un boo xam ne mënuma toog si ci benn minute une minute te kenn du reetaan mënul nekk léegi nag man à travers ça je le faisais avec mes amis ma famille et tout léegi ma ne nag lan moo tax Snap bii nii du ma ko exploiter c'était en 2016 kon xam nga yàgg na 2016 je me rappelle plus sànq laay xool samay vidéo yu nekk ci suuf yi nga xam ne dama ko enregistré ma gis ci lii bi noonu année bi noonu juste di wax ne que ne da ngay dem ba benn moment boo xam ne da ngay gis ñoo xam ne dañ lay bëgg naturellement yow doo comprendre da nga naan attends man j'étais là pour faire des vidéos bëggal man sama famille wala ay ñi nekk sama côté di ambiance di kaf di foo di ree mais ça vient naturellement da ngay dem ba lenn loo ci xaarul woon mu ñëw ci man tout le temps damay toog di ko wax nee naa doom su ma ko amoon Snap su nekkoon ko am ru mun naa ko tuddee ndax ginnaaw yàlla lu ma am fa laa ko amee sama entreprise je vends des parfums mun naa commander 100 Snap ngay tuddee doom non sérieux non juste que dama la bëgg a wax ne que c'est hyper important ñun li ñuy nekk nii milieu influenceur bi te man je vous dis sérieusement nii rek mais live sur Instagram am na ñoo xam ne à travers sama jëmm ju xeebu ji lañ commencé julli waxtu yëpp à travers sama jëmm ju xeebu ji te soo leen ubbi woon appel bi léegi nit ñi di woote di ngeen comprendre loolu. dañ koy ubbi je n'ai jamais fait des live yoo xam ne ni wax naa ci 1 heure te tudd ma ci loo xam ne dina tax jeunes yi ñu gën a bëgg school ñu gën a arrêté yenn yi ñuy utiliser ñu gën a éviter di yàq seen temps ci réseaux sociaux yi ñu nekk waaw Adamo c'est quelqu'un bu nga xam ne ni au début kenn xam ko woon mu nekk nag ku mën ambiance man ambiance a tax ma njëkk ko invité sama ambiance kese la mën non Adamo moo dàq ci àdduna man je fais des live mais
la may wax chaque jour nee na xale yi pour ñu waxtaan ak ñoom tu peux pas indi oustaz invité ko fii mu toog. di waxtaan ak xale yi loolu mënul nekk. yàlla ñun la ko natoo te ñun xamuñu ko. ñun ñoo gën a mën a jël xale yi yóbbu leen ci yàlla. la ma naan yoon bu dëng ba su ko ñëpp invité nekk ci yoon bu jub bi dina am xale yu dëng yu bëri yoo xam ne safara la ñuy. donc sa objectif mooy yoon yóbbu xale yi ci yàlla quoi. sama objectif mooy influenceur bi ñu wax non non yóbbu xale yi ci yàlla nga dugal Adamo direct man Adamo laay dugal direct. non non xoolal dama ne la. da ngay yow Griff da ngay déglu fi ma la waxee. Griff non sérieusement je te dis ci weeru koor nag. non 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 genre xam nga da nga ne est-ce que mën nañu woo ay influenceurs non da kii du Griff da nga ne est-ce que mën nañu woo ay influenceurs dama lay bëgg wax ne que on est des influenceurs à 1000%. D'accord après je vais revenir tout de suite. ok léegi fi may tënkee rek exactement le mot influenceur. ak ku toog yor teleem. ak fi may bëgg a tënkee rek. di wax mooy au début man Instagram si je me rappelle bien avril laa fa commencé amagul 1 an kon. avril laa commencé def j'étais sur Snap mais y a un ami bu ma toppoon ñëwal Instagram au début li ma wax Dour sànq ci biti nee naa ko Instagram du followers mais audience la nit mun na am 1 million de followers sama live ëpp ko doole fukki junni yoon bi may am 20 000 followers Instagram laa doon am ay 1000 vues live te da ngay gis ko am 1 million de followers du am sax 200 vues. donc man audience laa ñëwee dama njëkk a def live. audience bi nga ñëwee lan la. ñëw indi ay personnages yoo xamante ne like dañu ñëw ci métier bi ñii ne nañ dañ ko yàq ñii ne nañ dañ koy defar. dama def live taj. les gars ma di Griff invité Adamo ma ne Adamo c'est kii ñu ne ma waaju neex la te man dama neex naturellement te dama bëgg ku neex moo tax ñu neex rek laa xam. d'accord léegi nag ma ne attends ma dugal ko non il nous a tué guddi googu live bi dafa neex mu indi fa ambiance bu neex. ñu def ko benn yoon. defaat ko ñaari yoon defaat ko ñetti yoon moom mu gis ne am na retour après il a commencé à moom rek chaque jour muy def ay live am. yaa ngi jàkkaarloo ak moom. donc dem na ba benn instant il sent que ne Griff li mu koy invité wala yeneen live yi muy dugg moom mën na ko def rek mu commencé ko mais nag souvent nit ki mën na commencé live dem ba ci biir am ay idéem donc c'est pas à moi de lui dire nii nga war a def nii nga war a def. mais nag dem naa benn moment man je sais bien que. mais Griff xaaral ma expliquer la. tey certes invité nga ay nit. dem benn dem ñaar dem ñett. mais tey nga commencé. li nga xamante ne moom mooy sa direct Instagram. xam nga pour ou contre bi ñuy wax. li baax ak li bon. yow nangu nga ni tey jii indi nga li bon ci milieu influenceur. non je vais pas dire que indi naa ko ndax benn affaire am na tamit. leen am na gis nga Adamo man leen moo ma frappé ci moom. jour bi ma ko invité dama dem ba ay fajar ma dugg ci Instagram. ma gis rek muy tàgg yonent bi te man vidéo xamul tax mu supprimer ko mais naqari na ma trop mu am voix bu extraordinaire nekk ci benn stadium. loolu mooy métier en loolu lay def loolu mooy métier ma viré waat ci moom à 100%. ndax lan ba léegi dama koy wax tout le temps suñuy waxtaan dama ko Adamo inviteel ngay saaga inviteel ngay wax ci. non xam nga loolu c'est sa façon de faire en fait. non mais man mën naa ko ci moom xaaral ma expliquer la xam nga tey. ñu ngi wax sax ay parce que tàgg yonent bi sax. du amaana du métier. obi la ak bëgg-bëgg nga yëg ko di ko def. moom am na beneen métier bu parallèle ak bu bokkul ak lii muy def. mais tey fi ma bëgg waxee. mooy du Adamo kese nga invité ci sa live. non tey invité nga keneen ak keneen. tey extrait bi ñu am invité nga fi Bambaly Seck. boobu noonu bokk na ci vidéo bi gën a bi ëpp coow sax daanaka. non Abba. ci sa live ak Abba tam invité naa ko ak Abba aussi donc maa ngi ñëwaat tuuti non maa ngi ñëwaat ci yow